jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu door kook li ci gën a fës mu bokk ci faat ak ki nga xam te ne moom mooy major bi di Tamsir Sané ca Koumpentoum l'enquête ba nag amati lu fa feeñ mooy ki nga xam te ne moom mooy Amadou Dangana moom moomee nag daal nañu gis ne daal njort nañu ne moom mooy suspect numéro 1 ci boobu lépp songu ñu daal di ko def ba daal di ca faat ko ki nga xam ne moom mooy Tamsir Sané. ñu gis ne wooy Samba Boy boobu doon na nit koo xamante ni bëri na lool ay braquage yoo xamante ni def na ko ci biir xibaar yi nañ ci ñëw ñu wax nag ci ab l'accident bu am ca fi nga xam ne mooy Sikicoor ab camion moom moo daal di nag daanu ca fi nga xamante ni moom mooy ca pont bu Émile Badiane accident ba nag mu ngi noonu daal di am koo xamante ni daal na si ñàkk bakkanam kenn jëlee ci ay gaañu gaañu ñaar kenn tegagu leen bët nañ ci ñëw ci biir xibaar yi wax nag ca Pikine askan wa nga xam ne ñu nga ca Waxinaan 2 ñoo mere seen maire yi nee nañu daal mairie ba faalewul li nga xam ne ni moom mooy jafe-jafe askan wi ndox yi salte yaa nga ne xuus sa mbedd ma kenn waxul ci lu ni mel askan wi nañu dégg lu seen kàddu ci kanam tuuti daal di ci toftal xibaari biti réew li ci yéenekaay yi la ñuy yëkkatee jotaay bi ñaanalante mbokk yi léegi-léegi ñu dugg ak yéen ci faram-fàcce yi. ñu waxati ci faatu ki nga xam te ni moom mooy Tamsir Sané ca Koumpentoum moom mooy di kon majeur ba nga xam te ni dañu ko kon daal di buum lii di l'enquête yi nag daal dina am lu ci feeñ ki nga xam te ni moom la ñu teg jamono ji ne daal moom moo sooke lu ni mel di kii di Amadou Dagana moom nag nekk na koo xamante ni woy Samba Boy la bari na loolu lu ñu koy dégg ci yenn ci ay braquage dafa yore ab kon gang du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ak suñu naataango Alhassane Ba. ñu wan dem daal di fële dem ca Sigicoor wax nag ca li nga xamante ni moom moo fa xew foofee nag gis nañu ne daal ab camion moom moo fa daal di daanu ca pont bii di Émile Badiane pont ba ba mu daanoo nag camion boobu kon daal dina yóbbaale benn doomu aadama kon ñàkk na ci bakkanam kenn jëlee ci ay gaañu gaañu ñaar ñi moom ñu ngi leen di seet ba léegi gisaguñ leen suñu naataangoo Amady Xalil Jéem nañ ci àndal. camion la bi nga xam ne dafa chargé ay marchandises moo daal di daanu si géej bi si suufu pont Émile Badiane bu Ziguinchor su guddi bi la amee bu 2 heures du matin jotee bilan bi kenn moo si ñàkk bakkanam benn rescapé ak ñaar ñi nga xam ne ba léegi gisaguñu leen Marc Mané moom nappkat la bokk na si groupe bi nga xam ne moo sauvé rescapé boobule bi nga xam ne Mamadou Lamarana Condé lañ koy woowee. dañuy doon dem géej aux environs de 3 heures. comme d'habitude bon alors bu ñuy àggee foofu rek ci tefes bi ñu dégg bruit éclatement pneu bi quoi bon moo tax ñu yëpp suñu regard bi def face ñu gis lumière bi alors ak zigzag bi ñu gis ko alors le chauffeur n'a pas pu maîtriser les zigzags la ñu gis balaa ñu xam ne accident la bruit bi la ñuy dégg nu muy demee pont bi la ñu xam ne accident la ñu yuuxu ñun yëpp bi donc ñu yuuxu noonu ba mu daanu ci biir géej gi ñu daw dem ci gendarmerie balaa ñu àgg ci gendarmerie bi la ñu dégg yuuxu nit ki ci biir géej gi la ñu tasaaroo am ku dem ci gendarmerie ñi dem di wut Sénégal pour sauver le monsieur donc am na groupe bi dégg loolu groupe boobu moo ko mujjee sauver. Oui, c'était comme ça. léegi mais si biir camion bi am na ñu fa des. si biir camion bi bon am na 3 personnes ñu fa des selon le rescapé lu muy wax mu ne ñoom ils étaient 4 alors lui bon il a laissé 3 personnes là-dedans. aux environs de 3 heures moins. chute boobu lu ko causé mooy éclatement pneu bu oto boobu bi nga xam ne matricule RGB 1263 CH bu Guinée Bissau te kooku di Négué Baldé moom ko oto bi Gambie la jógee chargé ay marchandises di daal di koy yóbbu foofu si Guinée Bissau gouverneur de la région de Ziguinchor déplacé wu na foofu si lieu yi informé ni am na renfort yu sapeur pompier yi jógee foofu si Cap Skirring ñoo ñëw yokk si sapeur pompier yi nekk si Ziguinchor pour rek dimbale pour nag ñëw opération de recherche yi tamit engagé nañu benn privé bi nga xam ne yor na benn grue pour mën a mobiliser pour repêcher camion boobule Géji Diouf. jot nañu sauver kenn ci ñi nekkoon ci camion bi am na kenn ka nga xamante ne repêché nañ ko mais ñàkk na bakkanam instant bi ñu toll nii ñoo ngi wër ñaari nit ñi nga xamante ne ñoo des ci oto bi te gisaguñu leen loolu nag sapeur pompier
woo nañu renfort plongeurs yi nekk Cap Skirring ñëw nañu donc ñoo ngi jéem a xool naka la ñuy def pour sauver ñooñu. recherche si ñu ngi koy wéy ci ñàkk bakkanoom daanaka son corps sans vie dañ ko découvrir si boor benn hôtel fii si Ziguinchor. Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. Amady Khalil Diémé ñu wax nag ci avenir du parti démocratique sénégalais fu mu ne nii nag gis nañu ne avenir la boo xamante ni ñu ngi koy rumanaat kenn xamul fan lay mujj lu ci mënti am mooy ne parti boobee kii di Abdoulaye Wade moom mooy borom te ki nga xam ne nii. moom la gis ne moom moo ko fa war a wuutu mooy doomam di Karim Wade di kàddu yoo xamante ni mu nga jógee ci kii di Mademba Ramata Dia journaliste analyste politique ñu daal di teewlu jokkoom ak téléphone ak suñu naataango xooxaan ndong PDS ci boppam dafa am ñeent fukki ay juróom boo fàttali ko ki ko sanc mooy maître Abdoulaye Wade ba léegi nag moom moo ko mës a yor te moo doon buur di bummi lu ko neex la doon def moo doon fal moo doon folli donc ñoo ñëpp ñoom ñu d'accordoon ci yooyu yëpp léegi nag moom yàlla def na dem na ba jëm na mag ak yeneen ak yeneen am na ñu bari ñu génn parti bi te parti bi daal mi ngi ci ay jafe-jafe parce que parti bu mel ni PDS demoo élection présidentielle bii ñu weesu loolu moo lay won ne jafe-jafe ya te ki ñu yaakaar comme candidat aussi moom ne fii yooyu yëpp boo ko boolee daal ay jafe-jafe yu PDS yu dund la jafe-jafe yu tar te dina jafe trop pour mu jóg ci lii parce que nit ñi dañuy gën a découragé bis yu nekk ëllëgu parti démocratique lu lëndëm la su toll nii parce que boo xoolee maître Wade moo fa nekk maître Wade ñu ko daroon ñu bëri dem nañ seen yoon bi ci mujj mooy Babacar Gueye porte-parole u PDS Oumar Sarr mi nga xam ne moom la toftaloon ci wetam kooku aussi fi mu toll mi ngi ci ay jafe-jafe bokkul ak ñoom yoon te fu muy mujjee parce que maître Wade moom parti yom da ngay ànd ci li boo ko munul nga dem sa yoon ñu contesté ñëpp dañoo mujj ber seen daara donc yooyu yëpp bu dajaloo ci parti bi ak nit ñi aussi gis nañ ne moom yaakaar na ne benn vidéo rek moo war a fenk mooy vidéo bi ñu tuddee Karim Wade yooyu yëpp bu dajaloo ci parti bi day indi ay jafe-jafe te nit ñi daal vraiment amatuñu yaakaar trop ci PDS donc mën nañ jàpp ne daal ëllëgëm lëndëm la waaye nag Abdoulaye Wade yàlla dafa am lu mu ko may bu ñu xoolee mooy wàllu ci wàllu politique ci réew mi donc mën na am toujours ay faible mais daal li leer ba leer daal mooy pour mu jógee ci jàngoroom bi mu nekk dina jafe trop. ñu wax ci ñaari agent yi nga xam te ni dañu leen fa dàq fu mu ne nii nag syndicat des enseignants du moyen secondaire du Sénégal ñoom daal nañu bokk ci wàll wi ñoom mbir yi naqari na leen torop te ñu ngi nag dànkaafu jëwriñ gi ñu dénk wàllum liggéey mi kii di Tamsir kon baaxum moom la ñu teewlu jokkoo ak téléphone ak Mamou Diaby Gassama élément ba kon yemb na kon ñu teewlu ki nga xam te ne moom mooy Tamsir baaxum. dañu jàpp ne ci kuréelu liggéeykat amul fenn fa nga xamante ne danañ fa nangu ñu def li ñuy wax discrimination maanaam di xaajale diw jurit la wala chrétien la wala juif la loolu amul ci mbirum liggéey li am solo bu am solo mooy ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñu ngi naqarlu yem jëf jooju nga xamante ne waa pharmacie vision def nañ ko ci ay liggéeykat yoo xamante ne dañoo def lenn lu dul ne waxtu bi jot na dañuy dem julli loolu tax ñu ngi ñaan autorité pharmacie vision ñoom ci seen bopp nañ dalawaat seen xel xam ne liñ def amul benn acte ba nga xamante ne dem na ci gën a ñaaw ba nga xamante ne weesu na acte bi ndaxte ki nga xamante ne liggéeykat la am na droit nag di exprimer liberté am wante aussi am na droit exprimer li nga xamante ne moom mooy ngëm-ngëmam ci diineem bi nga xamante ne moom la bokk moo tax ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñu ngi indi suñuy doole pour jàppale liggéeykat yooyu xamal ne ñun ay liggéeykat la comme ñoom li leen daal mën nañoo daal suba kon duñ nangu kenn ka nga xamante ne daña salfaañe li nga xamante ne moom mooy ak yelleefu doomu adama rawatina liggéeykat ndaxte boo demee ci suñu constitution li nga xamante ne mooy charte suñu ndeyu réew daf ne liberté d'expression ak li nga xamante ne la liberté d'expression mais aussi la liberté de pratiquer li nga xamante moom mooy religion dañ ko permis donc buñ mën a nangu nag li nga xamante ne aussi code du travail indi ko ci ay disposition boo demee ci chapitre 6 bi et titre 7 bi mi ngi wax ci li nga xamante ne bu fekkee ne liggéeykat dafa am fu mu nekk am na benn li nga xamante ne moom mooy wax règlement intérieur moom moo leen di tënk yaakaaruma ne pharmacie vision dana def benn règlement intérieur ne fii nañuy tere ku fay julli liggéeykat yi dem salfaañe li nga xamante ne moom mooy règlement intérieur ñu ngi ñaan waa pharmacie vision nañ wooy liggéeykat yooyu wax ak ñoom pour ñu xool nu ñu leen delawaat seen liggéey ñoom ñu si waxtaan seen biir ba jàmm dellusiwaat ci biir kër googu ñu wax nag ci askan wa nga xam ne ñu nga ca waxi naan de seen koñ ya fu mu nekk nii ndox mu bon ma moo fa fees dell askan woowee nag ñu nga mer ba futu nekk ca commune bu Pikine Est daal dinañu nag joxañ tuuma ñi nga xam ne nii ñoo di seen maire di kii di Issakha Diop ak Abdoulaye Timbo askan wa nag nee nañu fu mu nekk nii seen nekkin métti na torop fa ñoom ñu teewlu leen ci reportage bu Théodore Semedo. askan bi di yeewoo ci quartier Waxinaan 2 bu bokk moomeel bu Pikine Est xam nañ dañoo sonn dañoo taay ci ndox yi nga xam ne day jóge ci foos yi te di fay taa.
may doom yu nekk fii de plus que ak ay suñu waajur ak ñun tamit ñoo ngi fii te pour ñu jéggi tali bi dañ ciy am problème bu mag dañuy tëb di daanu bërki démb rek la ñu gis benn cas boo xamante ne benn pas ni ko oto bi def fii nii lu mu ci ndox bi moom moo tax ndax da doon jéggi di xaw a yéex oto bi ñëw ak doole. lii lu yàgg la ñu ngi koy dund depuis chaque nawet nii lay demee ñu ngi liggéey benn kii bu ñuy liggéey benn projet bu ñuy liggéey au lieu que ñu defar benn doodaan fële ci kaw pour jàllale ci nga canal yi nga xamante ne moo nekk tali bu bees duñ ko def mais dañ koy jël di ko tuur ci biir ci kaw tali bi xale yi mënatuñoo jéggi feebar bi bari na te ndox mi nii mooy dem ba wow après mooy nekkaat suuf ñun ñoo koy noyyi ñun Pikine dañu sonn dañ fa mel ni ñun amuñu maire. waaye nañ ñu dimbali ndox mi sonal nañu xet gi sonal nañu ñun bu nawet jotee ak bu noor jotee c'est la même chose ñun dañu sonn dañu tàyyi nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi. ñoom de génn nañ di ñaawlu bu baax tekkaaral seen jaraaf Isaka Diop rawatina ki nga xam ne moo yore bokk moomeel bu Pikine Abdoulaye Timbo. biñ juddoo ba léegi mosuñu am maire Timbo moo fi nag ak Isaka jëriñu ñu dara apporté lañu lenn Isaka fee du tooy moo tax maireem fii mooy tooy moo tax boobu ba léegi li jëntiwul ndox mi Timbo amaloon yitte li mu fi nekkee mooy xool ku mu mën a may 100 francs wala 200 ci ay xumbal ak tànn biir moom yoo lay jël lijjantiwul diine lijjantiwul dara lijjantiwul développement nit ñi boppam la toppatoo Isaka waxi noppi ñaari quarante lay defaral nit ñi ba ñett ñu koy votel muy falu buñ ñu fontoo nañu defaral sunu lii danoo sonn. bu fekkente ni dañoo am Isaka Diop am Ablaye Timbo ñoom am na leen lu ñu war a mën a prouver fii bu lu mel nii amee seen zone la Pikine Est la ñun ñoo ko moom war nañoo mën a taxaw prouver loo xam ne ndox bi dina fi jóge. ñoom dañu war a téye Pikine liggéey ko parce que Pikine lu waay di wër Pikine lay ñëw te Pikine moo gën a dellu ginnaaw ci Sénégal loolu dafa war a jeex. askan bi am ñaqare ñi ngi xam ne ba tey bu fekk ni autorité yi ngànk nguur gi ñëwoon ci andi ay saafara dinañ yëngu-yëngal. ñun sax du ñu wax ak monsieur le maire ñun monsieur le président la ñuy waxal ne. Nous demandons maintenant à ce que tout le monde sorte s'il le faut demain on va faire une marche sur toute l'artère de la rue. def na lu ëpp fukki fan ak juróom fi nga xam ne askanu Pikine Est ñoom de ñu ngi nooyi ndox yu bon yooyu nga xam ne foos yi te ñuy ragal yooyu de daal di leen jural ay jafe-jafe ci wàllu wérgu yaram ki di njëkko yéen fi si diwaan Pikine Est Théodore Semido Prof Adjiri. ñi jaaxle jamono ji mooy baykat ya nekk ca Sikicoor fu mu nekk ni nag la leen jaaxal moom mooy taw bi nga xam ne nii yéex na gis nañu ne dinañ jural ay gàllankoor rawatina jamono ji nga xamante ni ñoom lii di ay jumtukaay yu mucc ayib amuñu ko ngir mën a daal di nag def seen nawet ci nu mu gën a kon yembe ñooñu nga xam ne ñoom ñooy kon baykat yi kii di Aziz Badji moom mooy seen njiit ñu teewlu ay kàddoom ak Amady Xarit Jéemi bi déjà gàllankoor na ndax musuma fekkee depuis 81 bi ma fi nekk jour pour jour retard bu toll ni bii ñu dem ba fin juillet pour ñu door a jot ndox taw bi nga xamante ne bi war a tax ba nit ñi béy heure bi ñu ngi yaakaar que dans ci quinzaine août bi ñëw mun nañu lekk mboq mais ba léegi ci semaine bi la nit ñi commencé ji mboq ci semaine bi la nit ñi commencé ji dugub ci semaine bi la nit ñi commencé jëmbat seen garab ci semaine bi la nit ñi commencé di ji seen ceeb mun naa wax ne dajale nañu lépp ci benn semaine ñaari semaine te ñaari semaines yi producteur bu mu raw yow déjà sa hivernage da nga ko raté looloo tax baax na que ñu xam ne ci at mi nawet ren bi bu ñu moytul dinañu dugg ci lu jafe na gouvernement bi préparé pour jàppale béykat yi bu fekkente ne nawet bi nu muy dem nii sensewul bu sensewul nañu xam ne ñun ñëpp ñu ngi ci njaaxle li ñu war a lu war a dundal suñu famille après nawet bi. ñaari programme yi dañu leen nawoon lool te kontaan 1000 tracteurs ñun. ak nu ñu sore demoon nañu Grand Théâtre pour réception tracteurs yi mais dañu quota bu ñu jox 24 tracteurs la te 24 tracteurs yi ñoom ñëpp ñëwuñu te li fi jot a ñëw d'abord amul offset amul remorque donc mënuñu liggéey te comme que tracteurs yi dañu ko mayul béykat yi mun na am ñeneen dañ leen may mais bàyyi yu ko béykat yi
kon bu ñu leen ko joxee war nañu am ab pour commencer di delloo subvention bi au niveau de la CNCS te comme que loolu la tracteurs yi mënuñu dugal dara loolu tax dinañu gaare ren gëwuma ne tracteurs yi fii Ziguinchor dinañu liggéey. ñu daal di dem ca Louga wax nag ci conseil départemental bi nga xam te ni yëkkati na la ci lu toll fanweer ak ñetti tonnes ci dundu jëm ci jur gi daal di ko jox ñii di sàmm yi jamono ji soxla nañu ko lool ndax ñu ngi ci jamonoy nawet ca ndaje ma nga xam ne nii fa la ñu doon joxe lu ni mel suñu naataango Omar Kayre mu nga fa woon. conseil départemental bu Louga doon séddale ripaas ci jamono ji nga xam ne lekk jur dafa manqué bi di juróomeelu at bu mu koy def. jamono juñ toll nga xam ni mi ngi taw waaye des na mu am tuuti vivre de soudure bu ñuy dimbalee suñu mbokk éleveurs yi ak population bi pour kenn ku ci nekk jot benn saako association éleveurs yi nga xam ne aussi officiel jokkoon nañu ak le chef de service départemental mu jox ñu critères yi nga xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo éligible ñoo ñëpp jël na leen en compte incha allah ci kattan yàlla am na quota bu ñu leen di jox ñu ngi koy jël si li ci def nag population bi ci lañ bokk ndax waxtu wi dafa nekk waxtu woo xam ni léegi ñëpp a yar jur boo lekk tabaski gi jub si ñu dimbal leen kon nag ci loolu rek lañ ko teg pour dimbal ñu xam ne aussi ñoom ñoo ma fal te biñ may falit am na lu ma waxoon ak ñoom moo tax à chaque fois ñu ngi góorgóorlu nekk seen wet. mu di baykat yi wala sàmmkat yi doxalinu conseil départemental bi ñoom ñëpp rafetlu nan ko rawatina ci jamono joo xamante ni bopp ak ngooñ jafe naa am lool lii nag di wane pasteefu ki nga xam ne moo jiite conseil départemental bu Louga participé ci développement local bi jaarale ko ci taxaw bu baax ci soxlaay askan bi ki wax lii di Samba Sey bokk ci bénéficiaires yi di woo Macky Sall mu gën a taxawu Amadou Mbéri Sylla. ku bëgg président Macky Sall la ku koy jàppale ci politique am la pour développement local bi surtout ndax mbéri fu gën a xóot lay dem fu vivre de soudure yi muy joxe baax na mais am na leneen lu muy def ci suuf loo xam ne leer na ma ne moom du ko wax parce que bëgg Macky Sall moo tax du ko wax li ñuy ñaax rek mooy président Macky Sall mu gën ko jàppale na ko mais mu gën ko jàppale soxla nañu ko joxe na ko ci waxtu wu ñu ko soxlaa xam nga ki mar nga may ko ndox kooku moo xam cafka ndox fii ñu nawet bi ñëw na en retard weer ak juróom-ñeenti fan wala fukki fan que daaw kon jur gi sonn nañu ku leen di jox tey repasse benn kilo repasse rek yaa ngi leen di dimbale. li mu xool mooy ndamal Macky Sall loolu mu xool nag il faut que Macky Sall jàppale ko ba nu joxaat ko ndam encore. gannaaw lancement wu ñeenti ferme agricole yu ñu war a def ci département bi ak matériel ak xam ne doon nañ ko may ñi nga xam ne ñoo di baykat yi Amadou Mbéri Sylla xam la ne du yàgg dara dinañ séddale ay kit solaire ay dëkk yoo xamante ni ci département bi ba léegi amaguñu courant. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Omar Kayre ñu daal di jëg nag ci reportage bés bi ñu jagleel ko ci ñi nga xamante ni jamono ji ñoom ñooy jaaykatu xar yi nag ñu ngi ci mbir yi ak wàccaayu tabaski ji doon nag liggéey boo xamante ni day aajowoo ñu yendu ci mbedd mi ay fan fu mu nekk nag ñoom daanaka bu ñuy daal di jàpp ak julli daa am noo xamante ni noonu la ñu koy doxalee suñu naataango Mélanie Aminata Samb. bërëb yu ñuy jaayee xar daanaka foo tourné ci ndakaaru njaay di nga ko seetlu ci rue 10 yooyu le bërëb seetlu nañ ni amul ay toilettes publiques li mu mel nag nekk lu neexul benn yoon ñii di jaaykat yi. ñun day amuñu douche amuñu dara borom kër gi de moo ñu dimbali ñun bu ñu bëggee dara sax fa la ñuy demee toilette ak yooyu quoi moom moo ñu dimbali bu baax. heureusement ba am nañu ay nit yu baax yoo xam ne ay dëkkandoo yoo xam ne ñu ngi fii dañuy dem ñu may ñu ñoom dañ ñuy yaatal parce que déjà ñun fi la ñu dëkk même ñoo xam ne dëkkuñu fi sax dañuy dem foofu noonu dañ leen di may ñu def seen besoin yëpp mais am na ñoo xam ne tamit du ñu may. ci bile jafe-jafe yokku ci ñàkkum ndox ak ñàkkum courant Xaadim Waly Tall ak Omar ñoom ay jaaykatu xar lañu ñoom ñu ngi métitlu 2 dernières années yi ñu doon may ndox mais ren kenn may ñu ndox parce que majeure part dañuy jënd am na benn saret bu fii ñëw di ñu ravitailler barigo ndox ñu ngi koy jëndee à 1000 francs buñ si mënoon jàppale tuuti dina baax trop parce que daan nañu ko defaral mais ren moom def ñu ko. te robinet bi fu mu nekkee tamit dafa sori daf ñu sori quoi dañuy mujjee jënd ndox benn charretier moo ñuy jaay ndox sax par barigo 1000 francs lu ñu bëgg daal ñu jàppale ñu mooy courant bi daal xam nga waaw ndax yenn saa yi courant bi yenn saa yi mu ñëw yenn saa yi du ñëw loolu daal suñu sañoon ñu jàppale ñu si ak tamit ndox bi tamit waaw soxla nañ ndox. gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel si location bërëb yooyu le ñàkkum ndox mi ñàkkum courant bi ak lii di ñàkk toilette publique yi ñu sancul foofu ci bërëb yi le ñëw na rek
jafe-jafe yu bëri yu jaaykat yi di jànkonteel la tax na ba ñii di jaaykat yi di wóolu ndimbal. Mélanie Aminata Samb kon ñu daal di jaar noonu dem ci li nga xam ne moom mooy ponk mujj bi ci xibaar yi di li ci yéenekaay yi ki ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm taskatu xibaar bi di Adama Gaye kaso Rebeuss la yeewoo fanaan na fa guddeem bu njëkk ma nga sous mandat de dépôt bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi ñu fàttali ne la ko daan di article 80 jëm ci offense au chef de l'État maanaam Adama Gaye dafa xotti worma njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ay fësal ci page Facebook am doon ŋàññ doon yekk lu mel ni xeme njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram Walf Quotidien doon lu ko yóbbee tey ndungu siin moom Adama Gaye yéen cabinet leneen lu gàllankoor taskatu xibaar bi di Adama Gaye bokk na ci justice aux ordres maanaam ni yoon di doxee ci ay tegtal am ñu koy rëddal fa mu war a jaar saay su ne Walf Quotidien firnde gi mooy ni jawri ngi ñu denk wàllub yoon waxee ci Gaye ne dina ci jël matuwaay ca war doon lu yem ñu bëri waaye leneen lu jaaxal te yem lool Walf Quotidien bokk na ci kaddu yi fi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati woon ci jamono waxoon ne filek mu ngi ci boppu réew mi xel xalaatul ci àddina mu jël taskatu xibaar di ko yóbbu kaso yéen cabinet tey taskatu xibaar bii di Adama Gaye fanaani kaso ay kàddu mbégteem la ñu fekk ci biir yéene kaay bi di Les Échos Adama Gaye ne mosa deltu ginnaaw ci xeex gamu door ba tey leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaay bi moom Adama Gaye daal di fàttali ne xam na bu baax jëru ngi ñu denk wàllub yoon ne bu weesoo Sénégal xamante nañu ca Paris Les Échos du ñu xamal ne juge ba ko yóbbu sous mandat de dépôt ëllëg ak jàmm ci àjjuma ji la fas yéene jël congéem ci diiruk ñeent fukki fan ak juróom yéene kaay bi critique ne lii di article lu xañ afiya kii di Adama Gaye di taskatu xibaar lañ koy toppee bokk na ci offense au chef de l'État maanaam xotti worma njiitu réew mi Macky Sall yéen kaab li ñu fàttali ne taskatu xibaar bii di Adama Gaye di consultant dina amal lu tolloog juróom benn weeru consultance ca kaso Rebeuss waaye laaj daal di samp ci article 80 mi waral coow li yéen kaab ne am ñu bari ñu jot a ñaxtu ci bile article àndut ak démocratie am ñu gis ne bile article 80 nguur mun na ko jëfandikoo ngir mun a gàntal ñenn ñi critique ne daanaka article 80 bile ab jaasi la gu ñu tiimal ñenn ñi yéen a bi di Le Quotidien di ñu xamleek njiitu réew mi Macky Sall gannaaw li tukkee démb ci ndajeb conseil des ministres ci la jóg jël ngànnaayam fas yéene jàmmarloog defkatu ñaawteef yi maanaam wayu yi njiitu réew mi Macky Sall woo ci ñëpp ngir kenn ku ne ci askan wi dugal ci loxoom ngir xeex ñàkkum kaaraange ngir jëlee fi defkatu ñaawteef yi yéen a bi di Le Soleil xëy ko déggal ne njiitu réew mi Macky Sall nas na doxalin gu bees ngir xeex banditisme maanaam xeex wayu yi ci googule ndajeb conseil des ministres jot naa delloo njukkal jot naa sargal ndem si yàlla major Tamsir Sané ma ay Samba Boy boom yàggut ca Koupentoum Le Soleil ne fitna gi ni mel ña ca jëlee gaañu-gaañu nguur gi dina leen taxawu moom njiitu réew mi Macky Sall sàkku na ci xaw feggoog takk der yi ngir mun fee jëlee bandi maanaam ñay fitnaal ak di faagagal askan wi Le Soleil ne doon lu tukkee démb ca palais ba yéen cabinet Direct Info génnul ci palais gi ni mel actuel luubal ga fa jib te opérateur économique bii di Amar Diop tudd ca Seydou Gueye ak Doudou Sarr Niang ci luubal gañ ca def Amar Diop mu ngi fàttali ci biir yéen cabinet ne ñoom ñaar ñi lee ne lu tolloog ñaar fukki junni livre lañ ko commandé woon njëg ma toll woon ci ñaar fukki million ñett Amar Diop di daw ci payoram ba ci mujjantel ga Seydou Gueye yëkkati lu tolloog fukki million daal di ko jox deseel ko lu tolloog fukki million ak ñett Amar Diop ne booba tey jotul koppar yi ni mel waaye leneen la ko ca metti bokk na ci surfacturation gañu ne Seydou Gueye ak Doudou Sarr Niang def nañ ko ci yooyu les livres xam le ne lu tolloog juróom benn fukki million la ñu defarloo yooyu les livres te njëg ma yeggu fa réew mi quotidien des ci ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci ñi ñu duppee ay marron du feu te daroon njiitu réew mi Macky Sall ci élection présidentielle 2012 booba tey amuñu xëy yooyu les marron du feu mujjee nañu amal tende falu ñaxtu ci kër njiitu réew mi Macky Sall bi ne fii ci Mermoz ne leen dong moo leen soxal maanaam ñu jël leen ci fonction publique yooyu les marron du feu ne dàquñu ba soobu ci xiifalu ñaxtu ngir am saafara yéen kabi di l'évidence ne ñaxtu gi jeexagul jëm ci Alioune Sall gannaaw suñu 400 000 waa leeral askan wi xëy di wax ak Alioune Sall ne suñu logement sociaux gannaaw tabaxum ay dëkkuwaay gamu dakkal ca Mbambilor yéen kabi di enquête xëy di ñu enquêtal ci lu ñeel programme zéro abri provisoire maanaam fexe ba dootuñu gis ci Sénégal ay élèves yu jàngee ci mbaar yeeg sàkket yi yéen kabi di ñu fàttali ne programme gi ni mel lañ ca jukki ci koppar toll na ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom liggéey gi ni mel ci loo bu njëkk bi amutoon tolof-tolof waaye ci mujjantal gi programme gi ni mel dafa faf tàggatembe am ñu njort ne xëy na njuuj njaaj moo ca laxasu yéen kabiri Sud Quotidien xëy sampap laaj ne gannaaw génnub àdduna Ousmane Tanor Dieng ana ku koy wutu ci bopp au conseil des collectivités territoriales gamu jiite woon Momar Diong di analyste politique joxe na ci xalaatam bu neexee njiitu réew mi Macky Sall mun naa falaat kenn ci waa parti socialiste ci bopp au conseil bi ngir sàmm digganteem ak Ousmane Tanor Dieng Momar Diong ne njiitu réew mi Macky Sall am na sañ-sañ tànn keneen ku bokkul ci coalition Benno Bokk Yaakaar ku doonul jegeñaale Ousmane Tanor Dieng mun naa jiite ëllëg lii di au conseil des collectivités
collectivité territoriale yéen kabi di Vox Populi xëy di ñu xam leeg PDS parti gi ni mel ñu taxawal ko ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci atum 1974 démb la woon fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2019 yéen kabi ne toll na ci ñeent fukk ak juróom gannaaw bu ñu taxawalee parti gi ni mel di PDS te Abdoulaye Wade jiite ko Vox Populi xëy ci amal taxaw seetlu gu yaatu di ñu fàttali ne PDS mile parti gu amoon doole la waaye tàmbale naa nërmeelu Babacar Gaye bu PDS ay kàddoom ci Vox Populi xam le ne PDS mu ngi ci guddi gu bër setagul kii di docteur Cheikh Tidiane Seck jiite cadre libéraux yi ay kàddoom ci Vox Populi jàpp ne la fa ne woon jógu fa tey jii la PDS gën a taxaw ci géew politique bi Doudou Wade daal di ko déggal ne PDS amul gàllankoor professeur Moussa Diaw di politologue ay kàddoom ci Vox Populi jàpp ne PDS la ko jural jafe-jafe ci waxtu wi le bokk na ci ni ko Abdoulaye Wade jàppee moomeelam yéen kabi l'Observateur ne drogue gañu jàpp yàggut ca port autonome bu Ndakaaru yéen kabi ne gannaaw bu ñu sukkandikoo ci enquête ba googule cocaïne jëmutoon fenn Sénégal gi la doon jëm si yéen kabi di Tribune ne lu jëm ci drogue bi ndaw ñu bari ñu ngi ciy sànku ne lu tolloog juróom-benn junni xaleek lu teg ña ngay dorogewu saay su ne ñu ngi ci loxoy yoon yéen kabi di Stade ne Sadio Mané mile mu ngi ci yoon bokk na ci footballkat yi gën a xereñ ci àddina gi bu ñu sukkandikoo ci tànneef bi nga xamante ne The Best FIFA 2019 def na ko daal di ci tànn Sadio Mané yéen kabi di Source A ne ci wàllu équipe nationale bu basket Abdourahmane Ndiaye Adidas tànnatuñ ko jëlee nañ ko ca poste ga mu nekkoon teg fa kii di Tafa Gaye Abdourahmane Ndiaye Adidas ay kàddoom ci Source A ne kenn yégalu ko dogal gi ni mel ne bu mu xëyee jóg di jàpp ca la ko soxnaam xamal ne dàq nañ la yéen kabi di suñu làmb ne ndax Modou Lo mile ndax mbër dàqale na ko saison yéen kabi ne bu weesoo kombaam digganteem ak Balla Gaye 2 ak kombaam digganteem ak Eumeu Sène suñu làmb ne ñaari combat yile la mu jural Modou Lo ci koppar toll na ci ñaari téeméeri millions ak fanweer suñu làmb ne neexul ba neexul waaye saison double XL moom la xarañ loo def am na koppar gu bari ci làmb ji wëlbatiku doon roi des arènes. yemook fu ñu yëkkate jotaay bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu si ba mu yemb jaajëfal nañ leen ci ànd bu rafet bi fii ci Walf TV leerug jamono baatu ñi amul baat xam leen ne seen kóolute mooy lu ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu laax ko ñu fa yàq yeegu ñeen doog jàmm supaak jàmm incha allah